أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi fi teew yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu boo xam ne bii dañu ko beral suñu sëriñ Thierno Ali Sow ndax tabarkàlla démb laa waxtaan ak moom mais li ko fi indi dimension bi nga xam ne mooy dimension islam bi moom bu monsieur Ba doon dox ci dëkk bi te mu nekk fi imam nekk imam ratib nekk yor borom daara loolu moo tax mu ñëw teew fi jataay bi nag li ko sabab dëgg-dëgg ku nekk xam na ko kenn ko wax morom ma muy suñu enseignant bi toog suñu jàngalekat bii ñu koy wax Hamidou Ba te nu xam ko fii ci Ross Béthio ci monsieur Ba moo waral suñu daje fi li tax nag moo di doomu aadama bu la sa moroomu doomu aadama defalee dara danga ko waral sant gannaaw ba nga sant yàlla ba pare ci atum 1941 ci le 18 avril à Diourbel ci quartier bu ñuy wax Demba Wele ci la Hamidou Ba juddu doomu Matal Diallo ak baayam bi ñuy wax Jibril Ba te mu nekkoon fonctionnaire ci benn société octobre 1946 monsieur Hamidou Ba ci la jël li nga xam ne bii mooy tànku dem ci daara yu suuf yi maanaam booba tut tàngal ci suñu nopp mu dem dugg école primaire bi ñuy wax école Colobane ca Dakar yàlla def foofu la demee li ñuy wax tey entrée en sixième booba bourse la tudd concours la woon dañu jël benn nombre ni nombre bii ñoo admis ci dem ci lycée yi boobu bourse la ñu koy wax bourse bi li ko indi moo di automatiquement boo admis état bi daf lay jël en charge presque totalement bu la jël en charge totalement ci sa hébergement sa nourriture ak sa habillement sa santé sa transport da la jël en tout cas en charge partielle mooy lu ñuy wax bourse commencé ko lu ñuy wax naan 1/7 ba 7/7 donc loolu moo doon li nga xam ne bii mooy bourse ci firi ko 1955 année scolaire 1955 1956 monsieur Ba ci la kon réussir loolu ñuy wax moo di bourse am wala entrée en sixième mi ngi ko doon jànge ci lycée Maurice Delafosse mu nekk lycée boo xam ne bii bu ràññee ko la woon ci Sénégal ci dimension yi nga xam ne moom amoon ci jamono boobu moom ak lycée technique André Pétavin ay techniciens ay ingénieurs ay leneen ci wàllu bépp technique confondu ci la ñu daan former ay élèves. alors foofu ci la monsieur Ba amee CAPM ci la amee également BEPC bi ñuy wax BFM tey 1958 1959 mu dem en même temps ci at boobu ci la passé kabam maanaam kab bi ci wàllu électricité également xam nga bu ngeen nee Maurice Delafosse rek technique la jàngale électricité mécanique yëpp loo xam ne même ministre sax daan nañu ko jàngale. waaye monsieur Ba bi mu amee loolu dañu ko recruter ci benn société bu ñuy wax OCA organisme commercial donc agricole ñu affecté ko ci Kébémer mu def fa 1958 1961 mu jóge foofu ndax moom li nekkoon ci xelam dëgg amu ko moo di dem jàngale ji bokk ci ñi nga xam ne bii ñooy joxe xam-xam ñooy defar gone donc ñaanam ci xelam nanguwul donc loolu mu ko dugal mu jóge foofu dugg ci enseignement kon jóge nag OSS bi mu nekkoon dugg ci enseignement ci 1962 ñu ngi ko recruté fii ci inspection d'académie bu Saint-Louis booba temps inspecteur bu ñuy wax Bernard muy tubaab moo fa nekkoon ku ñuy wax adjoint di Insa Coulibaly moo fa nekkoon
ñooñu donc ñoo ko jox li nga xam ne bii mooy affectation mu ñëw fii ci école Ross Béthio. ak si nañu ci 1962 ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre à 16h benn xale góor bu ndaw bu am ñaar fukki at ak benn agsi ci biir Ross Béthio mu dëkk boo xam ne mosu fi ñëw mosu ko xamu fi sax kenn yàlla def na bi ma ñëw yaayam boole woon na ko ak papaam ak benn waay boo xam ne bii mbokkum Birahim Fall la muy yaayu Ndeela Koddu Fall di maam ci xale bi taxaw ci sama muy Aline Mbaye nee na ma foofu la héberger pendant quelques jours quelques mois mu jóge fa dem neen dëkk kër Mar Sall waaye yàggu fa mu jóge fa dem kër Fat Diop ajjuma foofu daal def na fa fanweeri at ak lu topp loo xam ne bii gënal nee bi jëlul kër gi donc ci ñaar fukki at ak benn mu dugg Ross Béthio dugg ci école bii nu toog ci cour bii booba amul clôture amul lampe Ross Béthio amul lampe amul goudron amul ndox amul lenn loo xam ne bii dafa niroog signe de développement boo taxawee fii ba ca goudron ba ca dex ga da ngay séen dara dox sa diggante fii dex ga quartier yi fi nekk kër Birane Seye gii foofu mu dëkk foofu la dëkk bi amoon donc mu nekkoon dëkk boo xam ne dëkku àll la àll pire ba naqadi toog moom mu jóge ci Diourbel ak Dakar ñëw fii kon bëgg-bëgg moo ko fi mën a taaj waaye du leneen beneen ambition donc mu toog fii fekk fii benn directeur bu ñuy wax El Hadji Rawane Sall El Hadji Rawane Sall moo di ki nga xam ne kii moo jëkk jàngale fii ci école Ross Béthio bi muy classe bi fii moom la fi moo fi jiitu ci mbooloom classe yi nekk fii ci man mii ci la jànge xale yi jigéen yii samay morom yi ñu leen di wax maam ci la ñu jànge ak yeneen paa yi nekk fii si gannaaw ci la ñu jàng monsieur Rawane bi El Hadji bi monsieur Ba ñëwee moom ci novembre dafa ci la fi jóge dem Richard Toll bàyyi fi Amidou Ba ak monsieur Ndiasse Dieye monsieur Ndiasse Dieye moo relevé ki nga xam ne kii moo di El Hadji Rawane ci direction bi boobu jamono ñoom Birane Seye ñi retraité ak ñoom Mame Fall Diagne nga xam ne ñu si bëri monsieur Bale moo jàngal boobu temps dala ko ci école nga xam ne kon loolu xaw na yàgg tuuti. noo ngi nuyu di nuyu famille am njabootam kaar tabaarkàlla ñu ngi nii ñi jóge Dakar ñi jóge Diourbel ay doomi boppam yu mu jural boppam ak yu ñu ko jural macha allah ak ay sëtam yéen ñooñu nag li nuy wax bare kum néew yéen ñooñu di famille yu sunu maître sunu sëriñ monsieur Ba yéen la nuy waxal ndax li nuy wax ñi bokk man génération ñoom taxu ñu may wax parce que noo ko dundandoo xam nañu ko ñu ngi nii toog sunu jigéen yii ngeen di gis ñii ay Fabint Seck ay Sora Seck ay Njargay Ndaw ñoom ñëpp ay ajaar lañu carte barkal la ak ñeneen lii may wax noog ñoom noo ko dundandoo donc ñoom taxuñu may wax yéen ñii njabootu sunu sëriñ sunu maître yéen a tax may wax pour ngeen xam seen wayjur seen maam seen cousin lu mu def fii ndax nit bu ñëwee ci barab 1962 ba léegi 2022 ñëw mu nekk fi bu njabootam ñëwee toog warum nu wax ak kenn ku dul njabootam googu ñu xam seen wayjur lu muy def fii ak lu ko téye fii ak nu mu mel ak ñi fi ne xaw ma dégg ngeen li may waxal de donc classe bii ci sunu kanam mooy première classe su arrondissement Ross Béthio waxuma commune Ross Béthio de waxuma commune rurale Ross Béthio de classe bii ci sunu kanam nun ñii fi la ñu dale ABCD
keneen a fi jiitu woon wala ñeneen a fi jiitu woon monsieur Ba waaye monsieur Ba su ma juumul ma jóg monsieur Ba fii mooy classe bu mu jëkk dugg jàng ji classe bi sunu kan dugg naa fi léegi ñaan fi nun ñi monsieur Ba jàngalunu def nu tëgg nit nag fa la def lu baax yem nun jàngalunu rekk ay leçon kii ay nëmut dafa def ci nun jom dafa def ci nun xam-xam dafa def ci nun yar mënuma ko lim sunuy bàyyi yàlla leen yàlla fa yiw ñoo nu wommat indi nu teg nu ci seeni loxo ñoom monsieur Ba ak monsieur Sall ak Njaase ak ñu mel na ñoom waaye ca la ñu ca génne ca njàngama yow sa bàyyi su la yóbboo école boo jógee école ñëw kenn ci kër gi xamul A wala B wala C wala D kenn ci kër gi xëy na sa papa amul lampe pétrole ma jóoba ngi naan booba courant amul nangam danga naan leen suñu bàyyi am na ñoo xam ne amuñ woon lampe pétrole boo jógee fii bu timis jotee boo demee seen kër doo jàng guddi amul luy niit ci kër gi monsieur Ba ñoom ñii ñoo jàngal xale yu tumurank yooyu lampe pétrole bi maa ngi wax ci këram léegi bu sa bàyyi góorgóorloo ba am lampe pétrole day am bis yoo xam ne amul pétrole lampe bi du tàkk doo jàng am bis yoo xam ne lampe bi am na pétrole waaye weer bee toj doo jàng du dem Roos du dem Ndar jëndi weer bu mees bi jeexee doo jàng bu yooyu yëpp amee lampe bi tàkk nekk ñu teg ko ci digg kër gi guddi gi yow da ngay sukk ci pour wax leen rek difficulté yi monsieur Ba ñoom jàng pour jàngal bu ñu tegee lampe bi ci digg kër gi da ngay sukk ci boor bi di jàng wala ngay jàngalu parce que amuloo ku la amuloo ku la jàjjanti amuloo ku la wan amuloo ku la wax sa yaay nekk ci boor bi lampe bi di xiim attaaya ji sa xel nekk ci attaaya ji yow jàngatuloo sa baay toog ci biir boor bi di waxtaanu waaloom di xaqtaay waaw bu nu ñëwee bu nu xëyee ñëw ci monsieur Ba du nu xam dara jàngunu bi ay at lañu nu téye noonu di nu tëgg di nu forger ba nu am fi certificat entrée en sixième dem ci lycée yi dem ci université yi ba tey ñoom ñuy sunu fierté wala nun nuy seen fierté ñoom monsieur Ba formé ay médecins formé ay ingénieurs formé ay professeurs d'université qui sont de cette première promotion de Ross Béthio dont j'en fais partie et j'en suis fier monsieur Ba Koutaay wala Cheikh Diop délégué de quartier Gaddaga ñoo ngi lay nuyu ngeen baal nu ci nuyu noonu la ñu koy joxte par ndànk-ndànk rek waaye daal monsieur Ba mbooloo mi fi toog ak famille monsieur Ba na ngeen xam ni monsieur Ba ak i nawleem yu fi nekk loon rahimullah monsieur Ndiasse Dieye mu baax ma ak monsieur Sall mu baax ma man sama kër fee ci leen saal ba boo demee daa fa fekk photo maître yi ma jàngal école primaire yëpp ma nga ma cadre def ndax naw bu ma leen naw fekk ñoo xam ni seen baay jàngul seen maam jàngul jàng xewu fi sayet nekku fi kenn nekku fi kuy làkk tubaab boo déggee ku làkk tubaab ci école bi nga ñëw wala nga dem élevage wala nga dem sous-préfecture wala nga dem
ci poste bi ci paasow poste wala nga dem dispensaire ci papa yi sa maam sa maam bàyyi leer ñooñu ngay dégg ñu làkk tubaab ci dëkk bi gannaaw loolu doo dégg ku la jàjjanti booba sayet amagu fi ku la jàjjanti doo ko dégg. bismillaahi rahmaani rahiim nan bokk ñun ñëpp ñu sant yàlla bis bi ñor ma moo tax ma jóg roos sax xew kenn xamul kañ lan ma fi gëj a gis waaye tey bis bi daf ma animé ba wérloo ma ba ma mën a taxaw maa ngi si sant ba mu bare monsieur Ba Ndiasse Dieye monsieur Rawane Sall li mu def si ñun ñëpp kenn mënu sax toog fii di ko wax lu dul sant rek la ñuy def sunu génération laa mën a bàkkoo yar ak teggin doo gis ko si amul roos a ngi nii nit ñaa ngi nii nañu seet xale buñ ne amul teggin wala xale boo xam ne jubul nekkul si ñi nga xam ne ñii ñooñu formé ñu nekk fi si diggu dëkk bi moom mën nañu ko bàkkoo kon nag ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal monsieur Ba fanam yi sore yal na dund lu mu bëgg si kàttanu yàlla dee dem àjjana ñoo ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam di ñaanal ñi fi nekkoon ak moom te jiitu ko yal na yàlla yokk seen leer ci barsàq ak ñen fa fekk ak ñi leen fay fekki ñun daal bég nañu kontaan nañu looloo ñu yëkkati te bu nu sañoon bu dég-dég bi gënoon demee nii dëkk bi kenn du fi xaj ñëpp daanu fees fi del waaye xëy na ni mu demee la maa ngi gërëm maa ngi sant yal nañu yàlla bàyyee suñu njaboot ba si kanam a kanam a kanam jërëjëf. le doyen Amidou Ba kenn dootul dellu ci sax ci li fi Madiop Anne wax wala ci li Idrissa Niang wax tubaarkàlla defe naa ni wala ci li soxna Adja Njargay Ndaw wax jëfam ci Ross Béthio bir na ñëpp umpul kenn man li ma ci wax rek mooy monsieur Ba yàlla def na exemple la ci wàllu jox liggéey àqam parce que ñooy génération maître yi nga xam ni wax dëgg yàlla suñu nee conscience professionnelle boobu amatul sax maanaam loolu amatul exemple assiduité xam waxtu liggéey ci waxtu wàcc waxtu wala yokkaat ci ay waxtu loolu amatul man nag dama am chance mu jàngal ma parce que monsieur moo ma jàngal CI ba CI2 njaa si àggale le cycle primaire élémentaire yàlla def ma jóge école bi en 1969 dellu si waat fekkaat ke fi en 1982 comme enseignant def ak moom 15 ans mu di retraite donc de 1982 jusqu'à 1997 ñoo ngi nekkaale ci école bi kon loolu dama naan am privilège ba nga xam ni yàlla defal na ma am ko nekkaal ak moom mais li ma ci mën a xam rek mooy c'est des maîtres modèles amatul ça vraiment il faut le dire seen bëgg-bëgg mooy ku ñu jàngal nga réussir et je crois que tey jii am nañu yem niveau CM2 français ba ñuy làkk ñi am baccalauréat duñu ko làkk enseignant la xam naa loolu te ñoom ñoo ko def ci ñun kon vraiment doyen Ba macha allah liñ ciy wax buñ ko doon wax fii ba fajar du jeex délégation nag yi ko fi fekk si tey jii ay mbokkam la ay mbokkam yu ko jóge lool ñëw nañ fi kii war a wax léegi ci turu famille yu monsieur Ba mu ngi jóge ba Dakar muy Alaaji Siré Dia moom laa jox parole bi après su ma présenté délégation bi ginnaaw loolu njabootam a ngi fi doomam a ngi nële moo sol Galila bu bleu clair boobu Fatimata Ba
ma ngi noonu ci wetu monsieur Ba Fatimata Ba ci ginnaawam beneen doom a ngi toog foofu muy soxna Kiné Ba ñoom itam ñu ngi nekk Dakar Umu Xayri itam war ngeen ko xam moom yéen a nekkaale fi ci Ross Béthio mu ngi noonu ci ginnaaw ñu ngi ànd ak seen sët maanaam doomu Fatimata mu ngi noonu toog ñu koy wax Sidaat Jaw bàyyam fii ci Dagana la bokk parce que soxna doomu monsieur Ba bi Fatimata mi waa kër Mbariyaan Jaw ñooy boroom këram donc Sidaat Jaw di doomu Fatimata moom macha allah ma nga nële sol grand boubou licencié la en ressources humaines donc macha allah yàlla na ko yàlla jàppale ba njàngam gën a fi sore. ci biir délégation bi beneen sëtam mu ngi fi bu ñuy wax Aji Sarr Khalifa Dieng itam mu ngi fi kon tabarkàlla ak ñeneen ñi nga xam ni xëy na jataay bi mayewul ñu lim leen ak ñi nga xam ni itam ci dëkk bi lañu bokk ñu ngi en tout cas rafetlu teewaayu Alioune Diop ku nekk xam na maa bi fu maa bi nekk Alioune Diop dina fa nekk loolu moo war a itam Alioune Diop def déplacement ñëw fekk ci jataay bi Abdou Fall élevage moo bokk ak monsieur Ba Diourbel ñëw na fi moo soxnaam ñu ngi fi ak ñeneen xëy na su ma limee damay dem ci yeneen détail waaye wax dëgg yàlla bare na ñeneen ñu nga xam ñu ngi ànd mais ñooñu lu ci ëpp ci Ross Béthio lañu bokk kon ngeen xam ne rek monsieur Ba sax moo yemale mbir mi fii waaye fu nekk mbokk yi ku nekk woote na pour ñëw mu leen dimbal leen ma rek jataay jamono ji xat na période bu doy waar lañu nekk waaye ñi ñëw rek maanaam ñëwal nañ ñëpp waa Diourbel Dakar fépp ngi fi macha allah tabaarkalla kon loolu rek laa amoon di leen wax di gërëm vraiment doyen di kontaan bu baax ci taxawaayam ci Ross Béthio parce que lépp lu mu fi deful rek def naa ni amul dem doyen daal def na fi lépp luy lu baax rek def na ko ñun def naa ni dund nañu ak moom ci loolu fekke nañu ci lu bëre macha allah kon Siré aywa kaay jël parole bi. mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant te ngërëm li am na fu mu commencé waande kenn xamul fu muy yem parce que ñun dañu foogoon ne Amidou ñun ñoo ko xam ndeke ñun xamuñu Amidou seen Amidou la yéen waa Ross Béthio ñun amatuñu dara ci Amidou c'est pour vous bàyyee nañ leen ko te xëccoowuñ koog yéen waande kontaan nañ ci yéen ak témoignage yi ngeen def ci moom vraiment di tout suñu xol sedd na torop tey torop waande bu meluloon nii dinañu jaaxal parce que yaayam ak caractère am ñun la grande royale lañ ko doon woowe ndax fullaam ak ñeme dëggam ak du caaxaan yaayam kenn xamewu ko caaxaan waaye yéen moom vraiment waa Ross Béthio ñu ngi leen di sant boo xam ne am na fu mu commencé mais vraiment comme ni ma ko waxee amul fu mu yam suñu xel ak suñu lépp dal na kontaan nañ lool man ak doomam yi ma àndal ak sëtam yi mu nekk yi ma àndal vraiment man dama mënul wax ci biir nit parce que li ma am ci suma dënn bi yëpp pour wax ko mënuma ko exprimer ndax kontaan ak xol bu sedd vraiment sama xol sedd na ba nga xam ne man mënuma wax ci ay biir nit pour la première fois ma téye micro de ma vie mais vraiment xam leen ne kontaan nañ te sunu njaboot yëpp sunu famille yëpp bu ma yeggee dinañ xam vraiment du tout la valeur de Amidou ñun dañu foogoon ne vraiment du tout xam nañ Amidou ndeke ñun xamuñu Amidou yéen a xam Amidou ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen ànd bi ak sargal bi yal na ngeen ko yàgg a seq ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënuma guddal wax parce que comme je l'ai dit rek daal vraiment j'ai pas l'habitude de parler ci biir ay kii jërë ngeen jëf. Et des générations. Je pense que c'est en 1976 que
pris par la main, nos parents nous ont amenés à l'école de Ross Béthio. En classe de CI et de CP, nous avons rencontré cet homme qui nous a instruits, qui nous a guidés dans nos premiers pas dans la lecture, les calculs, qui pratiquement nous a instruits. Nous a instruits également des valeurs. Et je me rappelle à chaque fois quand M. Ba franchissait le seuil de l'école, il régnait dans l'école une discipline exemplaire. Nous sommes nostalgiques de ces périodes. C'était une école qui était fleurissante parce qu'il y avait des arbres, le cadre de vie était très bien. Parce qu'en tant que professeur, en tant qu'enseignant, il s'occupait également du cadre de vie dans lequel les élèves étaient. Et ça, c'était extrêmement important et ça nous a beaucoup frappé et beaucoup marqué. Et cet homme, je le disais tout à l'heure, au-delà des générations qui nous ont précédés, mais nous-mêmes, ils nous ont inculqué aujourd'hui les valeurs que nous portons, ces valeurs cardinales de la société sénégalaise. Et je me rappelle même, en dehors de l'école, quand on jouait au football, et que par hasard, si M. Ba était de passage dans ces rues, nous nous arrêtions pour lui rendre en tout cas cette discipline qu'il nous avait inculquée même dans l'enceinte de l'école. Donc li ma wax ci kàllaama nasaraan mooy kii tey jëmm ji jàngal nañu au-delà de l'instruction bi nga xam ni def na ko jàngal nañu ay valeurs moo tax ma ni bu doon benn seconde la ma fekke ko tey ci activité bi jaral na ma ko parce que maa ngi xëyee Dakar wàcc liggéey jóge usine ba te su ma fa nekkee tey jam ñaajo di entreprendre après 18 ans yi nga xam ni def naa ko dans la microfinance où j'ai travaillé avec la Banque mondiale, où j'ai travaillé avec le BIT, nekk un expert en microfinance international di dem Madagascar di dem RDC di dem Haïti di fa def ay mission dama ni loolu bu ma koy def tey ci àdduna bi ba état yi am lu ñu yaakaar ci man may former ay nit dama ni c'est grâce à cet homme bi nga xamante ni sama papa bi mu jàppee sama loxo en 1976 nga xamante ni 6 ans la am ma dugg école de Ross Béthio pratiquement moom mi ak Seydou Cissé ak monsieur Ndiaye mën naa wax ñoo ma fi jàngal ci la ñu jógee am entrée en 6e temps yooyu entrée en 6e soleil lañ ko daan bind soleil liñ daan bind ci maa ngi fàttaliku bi ñu koy am Mansour Ndiaye Makodou Dieng Mame Fat Dieng ak El Hadj Abdoulaye Diop muy doomu sama Pape Diop ñooñu ñoo fi amoon d'office Ndaata Mbaye topp ci Youssoufa Fall sama mag ak Abdourahmane Mara doomu sama papa Mara bi nekkoon Sayet ñu nekkoon juróom-ñaar at boobu ñun ñoo amoon entrée en 6e te maa ngi fàttaliku tudd na ko sànq sama papa Manam Seck du ma dañ mukk di ko rendre hommage maa ngi koy wax ay doomam keroog parce que bi ñu daan def entrée en 6e moom moo daan yor lépp ñu jël nu fi yóbbuñu dalal nu à Richard Toll fa la ñu daan defee entrée en 6e moom moo ñu daan reetaanloo daan na bu làkkee anglais naan an tenki war a màcc bu ko waxee rek ñun ñëpp ñu daanu ree kaddu woowu du ma ko fàtte mukk moo tax yàlla na leen yàlla yërëm jëmm ji sama papa Moussa Laye tamit la même chose bi ñu amee entrée en 6e sama ñoom papa Wende ñoom Ceekute Cissé yàlla na leen yàlla yërëm ñoom Pape Diop yàlla na yàlla guddal fanam sama papa Pape Diop ñooñu daan jël fii ay fajar di ñu yóbbu Dagana ñu dem jàngi temps yooyu boo amee entrée en 6e dañ lay defal Neuville wala Sor wala Dagana ñetti choix yooyu moo doon am soit da ngay dem Dagana wala nga dem Ndar donc pour wax ni rek ñii dafa am lu rëy la nga xam ni def nañ dafa am li nga xamante ni li ma Mamadou Dia mës a wax le président Mamadou Dia avant muy gaañu bi ñu demee seeti ko waxtaan ak moom ci ay valeur ci njàng ci leneen mu ni peut-être que vous êtes la graine que j'ai semée donc ñii jëmbat nañu ay garab yi nga xamante ni yaakaar naa ñooñu bu ñu taxawee tey waxuma la Ross Béthio mais àdduna bi yëpp sax mën nañ ko façonner en tout cas j'étais venu pour lui dire merci du fond du cœur su ma amul dara lu ma koy jox mais je ne trouverai rien à dire que dans une posture même de la nuit ou au milieu de la nuit, d'une nuit noire où je suis avec mon Seigneur mais que je prie pour cet homme qui m'a enseigné et qui m'a instruit loolu ku la ko defal
mënoo ko fay boo doon dajale àdduna ak lu ci biir boo doon dajale ay cadeau boo doon dajale xaalis mais mënuloo ko fay parce que kooku moo la def nit kooku moo njëkk a tàbbil ci yow la nga xamante ni moo tax yow nga nekk man maa ngi koy gërëm di ko sant et au-delà de moi c'est toute cette génération ay ñoom El Hadj Abdoulaye Diop peut-être ñu bëri nekk fi il est devenu inspecteur de l'enseignement supérieur de l'enseignement ay ñoom Makodou Dieng ay ñoom Mame Fat Dieng Ourel Diallo qui est en France et cetera ñoom ñëpp mënoon naa leen citer Ousmane Ndiaye qui est dans la microfinance donc ñooñu ñëpp Saliou Ciss ñooñu ñëpp tey Sakura Yatma Diop Sakura beneen Sakura Diop numéro 2 et cetera c'est vraiment notre génération et je pense que tey jii ñu koy ñaanal yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko dëgëral yàlla gën wéral cëram yàlla gën a leeral xelam parce que bu làkkee tubaab rek suñu yaram yëpp dafay daw mais discipline bi mu ñu jàngal man day wax dëgg yàlla loolu ba léegi ñoo ngi dem ak moom ci àdduna ci respecté mag parce que daawuñu fubal ci mbedd même bu dee en dehors de l'école bu ñu séenee monsieur Ba ñun ñëpp dañuy taxaw ba mu jàll donc loolu moo ko inculqué ci ñun moo tax ñuy respecté mag moo tax ñuy cëral ku ñu mag moo tax tamit effectivement ku ñu gis ci àdduna bañ kaa xeeb respecté ko en tout cas monsieur Ba merci beaucoup maître merci beaucoup maître yàlla na yàlla dimbale. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur damay wax ne bi ma doon jàngale Ross Béthio rëccuwuma ko te dinaay wax yenn saa yi toujours defe naa ne man maa gën ay élèves ci Sénégal élèves yi ma am defe naa benn maître Sénégal amu ko ngir li tax ma wax ko fii ma toll léegi mag laa wante boo seetloo samay élèves rek lay àndal Birane Seye du tàggoog man ku dégg bëccëg mu ngeeg man kon boo war naa sant yàlla Moïse Diagne Babacar Diagne Babacar Diop sama der gay barki démb rek lañu bokk toog ñu may sargal fee ci SEDAF ba ñoom ñëpp fu ma dajeek ñoom dañ may teral yëg ma wan ma ne yow niñ ko waxee léegi yaay suñu maître yow rek lañu xam ku mel ni Idrissa Niang yàlla na yàlla gërëm ko ngir Idrissa ku baax la sama décoration 1999 li nga xam ne Abdou Diouf ci boppam moo ma ko jox Idrissa Niang bi moo ma ko toppatoo sax Bekkaay Diop yal na yàlla yokk leeram nit ku baax def na ma citoyen d'honneur de la commune de Ross Béthio li tax may sant samay élèves ngir ñoom ñëpp yëg nañ ma bëgg nañ ma teral nañ ma waa kër Moussa Laay Youssou Laay ngi nii toog bu ma jaaxlee ñooy togg di ma indil di ma jox may lekk di naan kon boobu maa ngi leen di gërëm ndey ba muy toog sama jigéen la nit ku baax borom këram ñu ko waxee tudde na ma doom Amidou Doumbouya 1993 la Maxa Doumbouya génn àddina wante ndey ba yàqu ci dara fu mu toll day wax Amidou demal ci sa turandoo demal ci turandoo demal ci sa turandoo te bu doon keneen mën na ne bàyyi dem na fu la neex nga dem te gis naa ko kon boobu yàlla na yàlla yokk jàmmam
dëgëral ay mbiram. ñi fi wax ñëpp ñu baax lañu. Njargay Ndaw yàgg na ak ñoom. Maami Jóob mii ñu wax yàgg na ak moom. Baay Sayer, Farapenda Siise, Yabal Der, ñoom ñëpp 1962 laa leen xam mosuma tàggoog ñoom. gàmmu Ross Béthio bii àjjuma la doon samedi ba ëpp na juróom-ñeenti at. samedi ba ci sama kër ñoom ñëpp la ñuy yendu ma toggal leen añ toggal leen doganal. xam nga loolu yëg nit la te ñoom comme niñ ko waxee léegi ni ko Alioune Mbaye waxee ay patron lañu am nañu ay kër am nañu ay soxna bu leen neexoon bés ba ñu toog seen kër wante bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot romb kër yëpp ñëw yendul ma loolu defe naa ni dara gën koo rëy. waaw dañuy ñëw ne ma di ma ñaanal ma ne leen yéen laa war a ñaanal ngir yéen ñi nga xam ne bàyyi ngeen ñëpp topp ma yéen a baax kon boog yàlla na leen yàlla gërëm. waaw ma jóg aan gërëm naa la ngir lii taxaw biñ may defal fii vin d'honneur 2002 boobu sous-préfet Malick Diop mu ngi dund moom bu ñu paree vin d'honneur bi mu fekk ma fee ma taw ci sama oto ci ëllëg sa moom ma jóg ànde mu ne ma monsieur gis nga ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon nag yow incha allah dinañ la defar vin d'honneur bu ñëpp di nettali. ma ne ko waaw dégg naa la 2002 yàgg na mu ngi ci xelam mu ngi ci xelam mu ngi ci xelam ba 2021 la ko yàlla yeggale. xam nga kooku su fekkoon ne du dëgg ci moom fàtte na ko gën na ca mais mu ngi ko téye rek di ci wax di ci topp rek di ci topp ba wax ko ñamu ni mu war a àndal mooy ñoom Mabi Diop Farapenda Baye Sayer Sambal sous-préfet ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom moom mii mooy initiateur bi mooy maître d'œuvre bi. ñoom itam yàquñu dara de ba mu leen ko waxee ñu ne ko lii de yaa ko yéexal loo ci wax dinañ ci def ñoom ñëpp ñu taxaw si lu ñu xam lu ñu mon ci lu baax ñu def ko ba bés bii taxaw. lu ma jóg wax dafa ñëw ci man mu ne ma fii ci kër ga ñu ngi lay bëgg a sargal samedi le 13 mooy samedi tey jii lenn rek laa lay xamal dërëm laaju ñu la ko 15 lépp ñoo koy def bu dee lekk bu dee naan bu dee transport lu moom di doon ñun ñoo koy def te ni mu ko waxee la ko defee ñooy togg añ ñooy togg reer ba tey si suba la ma yóbbante 5000 ne ma joxal ndékki defal ndékki pour say gan dërëm man dépensé wu ma ko ci dërëm mu ne ma 15 laaj ñu la ko te bu ci def dërëm lépp ñoo ko yore en charge kon kay loolu ku la ko defal ndax loolu mos ngeen ko gis ci àddina sax man de mos ma ko gis man yàgg naa mag laa de am naa 80 ans léegi 80 1941 la kon boobu man xam nga lu fekk naa yu bari fekk naa ay conférence fekk naa ay gàmmu fekk naa ay sargal hommage yëpp mais hommage bu mel nii mosuma ko gis man mosuma ko gis kon boobu yéen def ngeen lu kenn deful yàlla na leen yàlla defal lu mu defalul kenn ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw comme ni ñu wax rek gërëm naa leen ak ñeneen ñi ci contribuer yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm ku ma tuddul turam xamal ne yëg naa li nga def sama njaboot bii nag moom bu ma leen santee sam bopp laa sant ba ma leen ko waxee dañu ne ma ñu ngi ñëw te Ndakaaru ku ne xam na nu mu xate te ñoom fi nga gis nii ba ñu déparé démb sama goro Njawar Jaw bi ñu wax léegi magam boo xam ne ñoo bokk ndek baay Bariaan Jaw dafa gaañu xam nga kooku am na ngaan ma ne ko lii de comme yàllaa ko tudd
mais nag ñoom ne woon nañu ma Jóob ne woon na ma daal bu doon sago sama famille fekke ko mu ne ma kon ñu ngi dem ca dëj ba démb àjjuma ji ñu nga sa dëj ba ñu nga sa ba dëj ba kii mu woo ma mu ne ma bu ma mënul ñëwit sama njaboot dina du mu mën doon sama njaboot naa leen jël sama oto ñu ñëw ñu ngi nii tax ñu ngi nii Siré Dia mii mu ne mu si jiite délégation bi ànd ak sa doom yi ak sët yi kenn du des ñëpp dinañ ñëw loolu moo ko def waaw bu noonu kon mbokk maa ngi sant ñëpp Alioune Mbaye nit ku baax nga Alioune Mbaye nit ku baax nga Alioune Mbaye nit ku baax nga li tax ma wax ko Alioune Mbaye su baaxee c'est normal gis nga bàyyam Ablaye Mbaye man bi ma nekkee Diourbel dans les années 50 wax naa ko ma ne moo doon encadré jeunesse yi boo man daawoon naa def sport di def théâtre di def lépp moo nekkoon suñu encadreur nekk tribunal Diourbel di ma nekk ak moom foofu ba fekk ko Ndar gii fu ma ko fekk daf may séen bu ma séenee mu ne mon maître kii ne ko Abdou Fall fi ma doon réparé fële sama oto foofu la doon réparé R16 am Abdou Fall ne ko waaw yow nan ngay waxee kii moo maître kii yaa ko mag fuuf mu ne waaw sama maître la ngir moo jàngal sama jabar kon mooy sama maître la moo maître rek la ma doon wax te moo ma mag fuuf moo ma formé kon boog Alioune Mbaye soo baaxee ci sa tànk baay nga nekk yal na la yàlla dimbali ku baax nga waaw kon boog pour bañ a guddal defe naa ne wax naa essentiel ou bien da ngeen bëgg ah waaw sama sët yaa ngi nii sama jabar sama bari naa jabar de am na keroog ku am doomam fële jabaru Youssou Laay bi mooy Oumou Diop mu yóbbante ma mbubb xam nga kooku baax na ma ne ko yow sa jabar sa doom dugg na si jabar yi ma ne ko nag man sama jabar maa ngi ci 45 femmes ma ne ko nag wante moom comme def na teraanga bi dugg na 3e position kon boog Youssou Laye bu ko jabaram defee Youssou Laye ko def waaw kon jërëjëf Youssou Laye jërëjëf Oumou Diop jërëjëf Khady Wade kon boog maa ngi sant ñëpp daal